Cap-Vert. Le Cap-Vert. Le Cap-Vert retrouve dans le Cameroun et l'Éthiopie dans le groupe A. Et quelle sera la position de ce pays? À Samoa, révélez-nous la position du Cap-Vert dans le groupe A. A4 pour le Cap-Vert. nekk di dund waaye it yenn yu ñuy dégg ci dëkk yu ñu wër comme Guinée ñi ngi fay tudd Ebola ñi ngi fay tudd Marburg ñi ngi tudd tamit Côte d'Ivoire soriwuñu dara moom it Ebola boobu mu mel ni jàngoro goo xam ni day fekk ci beneen boo xam ni it sonaloon nañu laata loolu ñu laaj la tolluwaayu mbas mi coronavirus fu mu toll ci Sénégal tey jii nii ndax gis nañ fan yi dafa mel ni courbe bi commencé na wàcc. waaw jërëjëf Nder di am mbégte di tontu ci laaj yi di wax ni en tout cas surveillance épidémiologique lu am solo la. mbir moo xam ne la dafa am tànku kanam mais amul tànku ginnaaw. donc buñ ci duggee ñun saa su ne te loolu dëkk yëpp ñoo koy def dañuy teg un système de surveillance boo xam ni ayu bés bu nekk. wala saa su ne bu ñu amee ay yenn feebar. dañuy informer système bi. pour ñu jël suñu ay matuwaay. loolu nag boo ko déggee am na fu mu nekk nii lu mat juróom fukk feebar yoo xam ni dañ koy saytu di xool seen évolution parce que yenn yi dañu am potentiel épidémique. wax nga ko lu mel ni ay Marburg lu mel ni Ebola wala lu mel ni choléra. lu mel ni rougeole wala fièvre jaune. en tout cas dañ koy saytu saa su ne. donc moo tax ma ne surveillance épidémiologique dafa am tànku kanam mais amul tànku ginnaaw. parce que loo xam ne dañ ci nekk. saa su ne la. li ñëw nag di wax par rapport ak mbas mi. loolu tam biñ koy gis di ko jàng Sénégal ci surveillance la passé. ñu koy seetu surveillance daf ci am rôle am buy jeex tamit surveillance daf ci am rôle. moo tax fu mu nekk nii. ñu wax ni phase bi ñu passé nii mbir mi taroon na lool. ñëw na bett ñu bëri yéeg bu gaaw bu nekk nii mun nañ wax ni en tout cas bu ñuy xool données yi ak lu ñuy wax bu ñuy xool la courbe épidémique. mun nañ wax ni en tout cas le pic a été atteint et dépassé même depuis 2 semaines. fu mu nekk nii la courbe est dans sa phase descendante. loolu itam ay jàngat la yoo xam ni ñu ngi koy am bu ñu xoolee courbe bi ay bés. bu nekk kaayu ñam mais aussi ay semaine bu nekk kaayu ñam wala weer bu nekk kaayu ñam. de mémoire nga baal ma rek pic bi dafa am solo. parce que ñu bëri ñu ngi ko doon laam-laamee ndax yeggoon nañ si kon léegi yow firnde nga ni pic bi mi ngi sunu ginnaaw ñaari ay bés ci ginnaaw. pic troisième vague bi romb nañ ko ñaari ay bés ci ginnaaw. parce que li may wax bu ngeen fàttali booru 20 juillet. bi ñuy préparé julli tabaski bi. cas yi bëri woon na. ba jégg dayoo. semaine bi nekk tamit bu ñu tam julli tabaski tamit cas yi bëri na mais bu ñuy xool ñaari ay bés ñu génn chaque semaine bu nekk cas yi dafay wàññeeku. donc loolu tam mu nekk loo nga xam ni en tout cas képp ku am xam-xam màcc ci jàngat épidémie xam na ni courbe bi mu ngi wàññeeku. parce que noonu la épidémie di doxee day jóge ci dara yéeg ba ci kaw wàccal lu yéeg ba ci kaw nag wàcc rek moo ci topp. donc mu nekk nii loolu mun nañ ko confirmer nekk cas yi ngi wàññeeku courbe ngi wàññeeku loolu tekkiwul nag ni dañu war a bàyyeeku. parce que lu am solo la cas yi ñu ngi wàññeeku mais gis nga tamit ba léegi am na ñu nga xam ni seen bakkan ñu ngi ciy des am na ñoo xam ni ñu ngi ciy loru. am na ñu nekk waa kër docteur si waa réanimation. donc wax ni mbir mee ngi wàññeeku tekkiwul ni dañu war a bàyyeeku au contraire dañu war a gën a en tout cas farlu ci topp ñax yi ñax mais aussi respecter mesures barrières yi. loolu laa la bëggoon laajee waa kër docteur lan moo ci seen loxo ci ni mu wàccee noonu yan moyen d'intervention yan jumtukaay lañ ci def pour mu wàcc. loolu da ci am solo def nañ ci ay jéego yu am solo parce que bi ñuy tàmbalee dafa am solo ñu koy fàttali di xeex mbas mi bi tàmbalee benn labo moo commencé woon. tey ñu dem ñaari labo tey fu mu nekk nii pour ñu ne yow am nga feebar bi am nga mbas. lu jar sax ñuy dem laboratoire. parce que am na lu ñuy wax test diagnostic rapide. wax naa ko ayu bés bu mu tombeek tabaski bi taroon na ba nit ñi di kaas ni résultats yi dafa yéex. loolu tamit dañu déployer waat benn stratégie boo nga xam ne dañu ko dugalwaat ci xeex bi. mooy lu ñuy wax indi ay test de diagnostic rapide. tey boo demee ci fukki région ak ñeenti Sénégal yëpp nga dem ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti district yi. ku nekk mu ngi utiliser yooyu test de diagnostic rapide loolu dafa am avantage. bi njëkk moom mooy ki ñëw am mandarga yi
ci fukki minute ak juróom wala fanweeri minute mun nañ ko wax ni am nga feebar wala amuloo feebar. loolu benn avantage la. donte nag nañ ko fàttali am na ay faux négatif. ci waaw loolu moo tax xam nga faux négatif. moo tax da nga ma dagg rek. bu defee test bi. ci fukki minute ak juróom wala fanweeri minute. bu positifee dañ naan yow dafa positif. waaw leer na ni am nga ko paj la mais nag bu négatifee. yow moomu dañ lay defal. test bi même prélèvement mais yóbbu ko laboratoire pour RT-PCR. loolu tamit dañ koy saytu léegi boobu nag bu ñëwee ne positif la ñu continuer faj parce que bi ñu la ko defalee TDR mu négatif. nga am ay mandarga. dañ lay jox faj bi ber la. loolu bu ñëwee ñu positif nga nekk ci bu négatif bi nag ñu xam ni négatif na mais daal loolu en tout cas lu bees la lu dugg ci paj mi lu bees la moo xam ne tamit cas bi ñu gënee bëri. loolu ñu ngi ko commencé woon ci deuxième vague bi. dañ ko gën a làbbaliwaat ci troisième vague bi nii mooy lu ñuy wax prise en charge à domicile. des cas loolu tamit stratégie boo xam ne dañ ko teg la. pour tamit désengorger structures yi yu nga xam ne mën nañ ko jël ci kër yi faj ko ñu nag def ko ci kër yi loolu tamit bokk na ci en tout cas stratégie yu nga xam ne teg nañ ko pour en tout cas dékku troisième vague bi nga xam ne vraiment ñëw na bett ñu bëri ñëw na def ay en tout cas njaax yu bëri parce que dañ koy wax boo daan wàññi benn ñaar jékki-jékki wàññi téeméer loolu day indi dérèglement ci système bi dafa laaj tamit ñu gën a taxawaat je pense que moom mooy en tout cas jamono yu jafe yu ñu traversé mais gëm naa ni fu mu nekk nii en tout cas système bi taxawaat na ñu àndal ko tijji en tout cas hangar bi. parce que loolu tamit hangar bi lay nekk na tamit loo xam ni permettre tamit système bi tamit souffler bu baax. donc mu nekk ay mesures yoo xam ne jël nañ ko renforcer tamit en tout cas communication bi ba fu mu nekk nii jeexul Dakar ñu ngi préparé waat pour gën a ñoŋal communication bi développer lu ñuy wax système de surveillance basée sur les événements ñu ngi koy waajal pour que Dakar mu ñu joxe ay numéro yoo xam ni képp koo xam ne yëg na mandarga gi. mu la composé benn numéro boo xam ni nañu mën a jël information bi jëm ko traité ci ni mu gën a gaawee. alors docteur Boly Diop par expérience dëkk yi am troisième vague yëpp gis nañ ni am nañ quatrième vague. ndax yéen comme seen rôle loolu la surveillance épidémiologique yéen a ngi def ay projection ci quatrième vague boobu at bu dee nan na am kañ lay doon. waaw ñu ngi def projection wax ni tamit dëkk yi tamit ni ñu tëddee bokkul. dafa am solo ñu fàttali ko ñun suñu dëkk yi nit ñi ni ñuy dundee. bokkul ak Europe nit ñi ni ñuy dundee Europe booy xool le plus souvent bu ñu defee confinement virus bi taxaw bu ñu tëjjiwaatee mu ñëw. malgré ñu ngi ñax mais lu mu nga am mais fii ñun suñu dëkk ni ñu dundee. dafa laaj saafante bi dafa bëri. la plupart du temps virus bi bu duggee ci benn kër presque ñëpp la fay laal parce que ni ñuy dundee moom moo tax virus bi di daw ci kër yi. loolu mun na am ñeenteelu vague mun na am dafa bokk ci en tout cas prévision yi ci tamit xayma yi ñuy def pour jëm ko xool ndax dina am wala déet. am na tam lu ñuy wax enquête de séroprévalence. loolu tam bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne épidémiologiste am na ko. mooy lan. dañuy def benn jàngat xayma defoon nañ ko octobre 2020 dañ koy defaat jàngat xayma ci population bi dem ci kër yi enquête leen. def ay prélèvement xool fan la jàngoro bi. toll ci askan bi. biñ ko defee xayma bi njëkk. ñu ngi ko def octobre 2020 mu tombé woon nag fi feebar bi doon wàccee ñu ngi xayma woon Sénégal amoon nañ. 28% de séroprévalence. loolu mooy lan bu ñu jëlee téeméeru sénégalais bu nekk ci octobre. xayma woon nañ ni ñaar fukk ak juróom-ñett nekkoon nañ en contact ak jàngor bi. amoon nañ ci war sax bu wér. te boobu bu ñu koy xayma cas yi mi ngi tolloon ci ay 15 wala 16000 cas. te bu ñu extrapoler résultat enquête de séroprévalence dafay wane au moins 3 millions de sénégalais nekkoon nañ en contact avec le virus. jamono boobu 3 millions jamono boobu loolu. jumtukaay bi ñu naan 15000 cas am Sénégal. ci seen jàngat seen xayma 3 millions am nañ. romb ne am nañ 3 millions de cas. loolu tamit ay jumtukaay yu nga xam ni épidémiologiste daf ko am parce que épidémie bu amee nekkul cas yëpp ay ñëw wax si waa kër docteur. nekkul cas yëpp ñooy am feebar bi def ay manifestations. nekkul ñëpp la système bi di jël. donc yooyu jàngat dafa am solo. ñu koy def pour xool fan la feebar bi toll loolu tam dafa ñuy permettre tamit ñu mën a gën a adapter suñu ay stratégie tam bu ñu defee enquête bi xool ni sénégalais yu bëri amoon nañ feebar bi probabilité
quatrième vague am dina xaw wàññeeku parce que dañuy nekk ci population bu nga xam ni nit ñi am nañ déjà immunité. Donc loolu dafa bokk en tout cas ci jumtukaay yi ñuy mën a jëfandikoo pour un peu def en tout cas prédiction tamit bu ñu def tamit prédiction dafa di jël ay paramètres le fait que nit ñi mun a takk normalement seen masque respecter mesures barrières yi bokk na ci ay jumtukaay yu ñuy def pour def ay prévisions lu ñu xool tamit est-ce que nit ñi tamit ñi jël seen vaccin est-ce que yegg na benn dayoo bi ba amun a empêcher propagation feebar bi yooyu yëpp ay xayma ñuy jël la natt ko pondérer ko pour xool est-ce que probabilité quatrième vague est-ce que tam buy am day nekk lu am solo bëri wala lu néew. fu ngeen toll ci liggéey boobu loolu yëpp ñu ngi ci. liggéey bu ñuy def de façon permanente la ak en dynamique c'est continu. ñu ngi koy def saa su ne. donc bu ñu jàppee tamit ni 1602 fois yi professeur Mboup wax ni delta noonu la gën a gaaw a wàllee bu njëkk ba jamono bi ngeen di def seen xayma te delta su ma juumul amagul woon est-ce que ci ay projection effectivement mënuñu ne seen prochaine xayma. boo moytul on sera à 8 millions wala 10 millions. dinaa ci ñëw variant delta bi mun na wàll bu gaaw a gaaw. xëy na ñu yegg fa mais tam variant delta bi dafa def lu ñuy wax vaccination naturelle. dafa ñàkk nit ñi naturellement xam nga boo amee feebar bi. wér développer anticorps dafa mel ni yow ñàkku nga. donc tam virus bi tamit. ñàkku na tamit nit ñi naturellement nga boole kook yi ñu ñàkk nit ñi day nekk benn genre nombre bu nga xam ni. mun nañ en tout cas constituer barrage pour kii en feebar. maanaam xeetu immunité mixte boobu. ñuy wax waxuma collectif sax mais mixte. mixte waaw parce que vaccin bi lay joxe. doomu jàngoro bi lay joxe. parce que vraiment delta bi gaaw na ci wàllay. ba nga xam ni yi fi jàlloon variant. daf ko jéggi. li am solo mooy ci feebar tamit fu mu nekk nii loolu mooy équation bi parce que xam nañ ni feebar la épidémie day yëg di wàcc même sax fu mu nekk nii mën nañ considérer mu ngi fi boobu depuis 2020 la ba léegi li am solo lii ñu ñuy war a surveiller mooy mutation virus bi. loolu la ñu war a gën a surveiller parce que tey wóor nañ ni ak cas yi ni muy wàccee nii day topp courbe bi di ñëw mais li tax muy amaat doole ñëw day am benn. virus mutant bu ñëw am benn capacité wàlle wala beneen capacité gaaña moo tax vraiment ñuy teg surveillance bi ci wàllu laboratoire di surveiller bu baax a baax virus yi def seen séquençage ci tamit loolu tamit l'OMS dafa jàppale dëkk yi surtout pays amul doole africains yi pour ñu gën a renforcer seen capacité laboratoire pour ñu mun def en temps réel séquençage yi pour mun a jéem a gëstu yeneen en tout cas variant yi ñëw loolu tamit bokk na ci jumtukaay yoo xam ni dañ ko dooleel laboratoire yi. yaa ngi wax variant mutation Ebola ak Marburg est-ce que dinañu muter dinañu am ay variant waaw Ebola ak Marburg lañu muter mais nekkul lu gaaw. parce que ñoom ñaar booy xool dañu bokk ci li ñuy wax les fièvres virales hémorragiques. feebar yoo nga xam ni ñuy mandargee mooy d'abord yaram bu tàng. ànd ak ay nàcc-nàcc. même sax gis nañ sax Ebola 2014 ci Guinée am ñu bëri dañu doon xaar nàcc-nàcc mais am na ñu bëri amuñu nàcc-nàcc. donc moo tax surveillance bi am solo ñu bokk ci li ñuy wax famille des filoviridae ñoo nga xam ni ñoo bokk en tout cas famille mu am yeneen fièvre hémorragique yoo nga xam ni viral la nekkul Ebola nekkul Marburg ñu ngi koy surveiller lu mel ni fièvre de la vallée du Rift. daaw amoon na en tout cas Sénégal ñu. amoon ci ay cas lu mel ni Crimée Congo tamit dañ koy surveiller mooy fièvre hémorragique virale la bokk na ci fièvre yu ñuy surveiller donc yooyu yëpp bokk na ak ay chikungunya ak ay dengue bokk na ci fièvre yoo xam ne yu ñuy surveiller dafa mu nekk nii comme nee naa ñu ngi ci période nawet et ñu ngi ci dugg ci nawet bi en tout cas xayma Sénégal at yi ñuy génn ci juróomi at yi du ñu weesu weeru septembre te yooyu feebar gisuñu ko moo tax système surveillance bi fu mu nekk nii comme ñu ngi si jëm dafay gën a en tout cas ubbi ay bëtam gën a xool yokk en tout cas prélèvement yi à travers d'abord le système normal mais am nañ benn système bu ñu teg moo xam mooy le système sentinelle loolu itam dañuy seetu yooyu feebar. yan matukaay ngeen jël bi ngeen déggee donc am na yoo ci junj mais de manière plus pratique bi ngeen déggee ni Marburg nuyoo na Guinée Ebola nuyoo fa niki it Côte d'Ivoire Ebola dégg nañ ko fa tey dëkk yooyu ñun saafonte beeg ni ngay wax dem ak dikk bi duñ ci géej. waaw benn la parce que booy xool booy fàttaliku février déjà Guinée amoon na. Ebola oui. loolu bi mu amee déjà dañu préparé au Sénégal. yokk suñuy préparation ci wàllu surveillance
yokk suñu préparation ci wàllu bu ñu naree am cas fan lañ koy jëlee en charge mooy jumtukaay yi koy mën a recevoir yokk suñu kaaraange si ñuy wax prévention et contrôle de l'infection yokk tam suñu kaaraange ci coordination. mu taxoon ñu teg ci dëkk bi lu ñuy wax benn système de gestion de l'incident. Docteur Barnabé jiitu ko ñu def liggéey bu am solo pour préparer ci loolu tamit dañu xooloon par rapport ak risque Ebola ñu xooloon ñaar fukk district ak ñaar. ñu ne yii mooy district à risque ñu def fa ay jumtukaay pour préparer yooyu district bokk na district yi nga xam ne dañu frontalier avec Guinée. donc loolu bi ñu ko commencé bay def ñu wax ni Ebola jeex na Guinée. mais ñun taxul yoon ñu bàyyeeku ñu ngi woon teg le dispositif moo tax bi ñu ne Marbour ñëw na feeñ na Guinée. boobu système la ñu reconduire la preuve bu à chaque fois bu amee feebar bu ñëw l'OMS dafay wax dëkk yi fu ngeen toll seen niveau de préparation. ñu leen fi ñu nekkoon ci Ebola loolu la ñu war a gën a joyanti. parce que ñaari feebar yëpp ñoo niroo. ni ñu voilà loolu laa la doon waaj a laaj nit ñi xam nañ Ebola mais ñu bëri xamuñu Marbour. waaw ñoom ñaar su ma koy xayma ñoo bokk ndey ak baay. parce que ñoom ñaar ñëpp ay magarak lañ wala doomu ndey waaw doomu ndey mais Ebola moom moo gën a virulent li muy joxe ci létalité moo gën a bëri mais ñoom ñaar ñëpp vraiment ñoo bokk ndey ak baay wax naa la ko ay fièvre hémorragique virale la bokk ci mu jox famille bi les filoviridés donc ñoom ñaar ñoo bokk vraiment niñ leen ni ñu bindoo tamit bi Marbour feeñee Guinée dañ ñëwoon dañuy joyante suñu toogaay. comme ñu woon préparé Ebola ñu dem ci même lance bi préparé aussi Marbour ñu ne déedwaay mu feeñ Côte d'Ivoire parce que tamit bu mu feeñee Côte d'Ivoire li am solo mooy loolu tamit dëkk yi dañuy weccee ay information bi mu feeñee Côte d'Ivoire fi mu jógee ci Guinée vraiment dëkk bu nga xam ne moo Kédougou soriwul. Labé waaw parce que xale bu jigéen nee na xale bu jigéen suivre nañ ko bu baax suivre trajet bi. xam fi mu jógee moo tax fu mu nekk nii Côte d'Ivoire ak Guinée de façon conjointe. ñu ngi def recherche contact yi. de façon transnationale ñun nag tamit du ñu bàyyi suñu loxo parce que tey fu mu nekk nii. dafa nekk alerte bu gën a précisé wu. premier Ebola bi nekkoon Guinée xawoon na sax sori Sénégal parce que frontière u Sierra Leone Côte d'Ivoire la mais bii Labé bi mu jógee. soriwul Sénégal moo tax si wàllu en tout cas li ñu waxoon district prioritaire yi ñu identifié woon. fu mu nekkee ni lu mel ni Kédougou wala Kolda dañu war a gën a en tout cas renforcer foofu système de surveillance bi tamit gën a dem ay dispositifs. pour bu fekkee cas am na en tout cas les premiers cas yu jël ko. nu ñuy moytoo Ebola ak Marbour. Ebola ak Marbour ay feebar yu gaaw wàlle la. parce que wàlle bi contact la. xam nga Covid sax nooyi moo koy. mais bii contact mun na indi. seen yaram ak yaram bu ñu laalee mun na indi feebar bu amee bu fekkee fluide yi. dañoo laante waaw fluide yi mooy woccoo. wala graisse bu génn ci moom wala tuur ndox mi génn ci moom bu amee. mun na la wàll donc dafa wàll bi dafa contact direct la moo tax booy xool yu bëri buy am ci loolu bu ñu amee cas dañuy def systématiquement recherche des contacts parce que da ca am solo ci lii loolu rek moo ñuy permettre ñu mën a maîtriser en tout cas épidémie Ebola wala Marbour c'est-à-dire ñu réussir suivi des contacts isoler leen tamit amal tamit lu ñuy wax vaccination préventive. Ebola am na vaccination préventive. Parce que vaccin yi ñuy utiliser bu ñu amee ay contacts. identifier mu leen vacciner rapidement. boobu ba en tout cas. balaa ñuy feeñal def feebar bi. fukki nit yu ñu jàpp ñaata la ciy faral di. Ebola mun nañu wax ni demoon na ba 50 à 80% de létalité. donc dafa am solo parce que premier cas yu bëri ñuy gis. ay cas yoo xam ne dañuy gis tardivement lu bëri ñooñu en tout cas dañuy faatu parce que dañ leen di gis tardivement. maintenant plus ñuy dem ci gestion épidémie bi. ñuy teel a gis cas yi di améliorer boobu taux de létalité. naka la ñuy fajee Ebola yan xeetu faj la. Ebola fu mu nekk nii lu ñuy wax traitement symptomatique am na solo mais fu mu nekk nii am na ay garab yu ñuy expérimenter en tout cas Ebola même moo tax booy xool fu am épidémie rek dañuy jéem en tout cas jox fa ay garab moom c'est les médicaments les antirétroviraux am na en tout cas Ebola médicaments yoo xam ni am nañ yaakaar ni am nañ efficacité moo tax saa su ne bu amee épidémie dañ koy dugal ci arsenal de thérapeutique bi. antirétroviraux bi ma ko déggee mooy comme yi ñuy fajee sida. mais bokkul nag. mais bokkul yeneen xeet la waaw. antirétroviraux lañ lay jox boole kaak yeneen ni ngay wax traitement symptomatique c'est-à-dire boo amee jafe-jafe ci wàllu
nàcc ñu jox la li war pour arrêter nàcc bi boo amee problème ci ñàkk ndox ñu solo ndox boo amee problème yaram bu tàng ñu jox la garab buy sera yaram bi donc traitement symptomatique boobu moom mooy accompagner pour génnee nit ki ci jafe-jafe yi mu nekk. ñu tàggoo xanaa ak dellu siwaat ci Covid bi comme jamono ji moom mooy xew-xew bi looy dénk askanu Sénégal balaa li may dénk askan bi rek di sant yàlla ginnaaw bi ñu xam ni Covid ñëw na ñu gis ni ñax am na parce que dañ koy fàttali di wax feebar yi ñu vaincre yëpp ci wàllu épidémie parce que vaccin moo am vaccin bi ñëw na doyul mais kéemtalaay kantan en tout cas réew ñu ngi koy def pour jéem am ay vaccin ñu wax rek askan bi am confiance système bi dem vacciné wu parce que vaccin yi ci boppam doyul donc il faut que nit ñi aussi mun a jóg dem en tout cas ñàkk ji parce que tey ñàkk yi fépp foo dem ci Sénégal ñàkk yi en tout cas bu ñëwee nañ ko fa yóbbu mun na nag am ay tension de vaccin mais ñun au niveau en tout cas national ñax bu ñëw rek dañuy def le tout pour distribuer sur le plan national répondre à ce qu'on appelle équité parce que loolu dafa am solo garab bu amee bépp Sénégalais fu mu nekk war na mën a am possibilité jot ko di terminer tamit par ñu respecter vraiment mesures barrières yi daf ci am solo duñ ko wax jamais assez il faut que nit ñi continuer takk masque yi xëy na xayma yi ñuy def bu ñëwee na am ay bés ñu ne nañu wàññi mais fu mu nekk nii fu ñu toll nii takk masque yi dafa war a am solo dandante bi dina xaw a jafe parce que nekk amul ay restrictions yu bëri mais li ci gën am solo mooy takk masque bi tàmm raxasu ak ndox saabu wala ak en tout cas gel yi pour wàññi en tout cas transmission maladie bi di wax tamit askan bi tamit ku ci am loo yëg bul xaar mu teel fu mu nekk nii am na ay test de diagnostic rapide boo demee waa kër docteur lu toll ni si fukki minutes ak juróom wala fanweeri minutes mun nañ xam ndax yaa ngi feebar wala déet loolu moo am solo jërëjëf. vraiment ñu lay gërëm di la sant docteur ni nga ko waxee ñu fàttali mesure barrière yi na nit ñi di takk seeni masque comme ni nga yoree sa bos laaj ak tontu bee taxawoon nga dindi ko bu ñu paree dellu si waat dellu ci masque yi laa bëgg wax raxasu bi it ñu bañ koo fàtte am na ci solo lool léegi ci kàttanu borom bi daañ fi dellu si waat ngir yaatal xibaaru marax yi ci kàllaama kocc lay doon incha allah.